salaamaaleykum mbokki éleveurs yi asalaamaaleykum mbokki àdduna bi ñu ngi leen di am mbégte kontaan jàkkaarloog yéen tey ci Trio bi TV tey nag Trio bi TV def ab jéego ñëw ba fii ci cité biyaay gi nekk fii ci Yoff ci woto aéroport Léopold Sédar Senghor fekk fii waa bergerie Diakissa Chérif Mbodj bergerie Diakissa kenn du leen présenté ci milieu élevage bi. waaw kenn du ko présenté ci milieu élevage bi mais ba laay borom nu de yaa bëgg a xam ak doomu nappaloo yu doy waar yi may nuyuwaat ñëpp di char ñëpp di contentement ci ñëw ma ñëw fii tey muy nekk une première fois mais am naa mbettel bu ma gisee baas bi ma fekk fii ak bergerie bu taaru ci kanam tur dina gën a leer Ousmane loo ci yokk. Diakissa boo ko waxee moom nga xamante ne moo Diakissa japonais bi ñoom ñoo bokk seen maam yee bokk moo tax karaate na éleveurs yi fekk fi ay sujets yu doy waar macha allah. dégg ngeen ni ko Pape Ousmane waxee dégg ngeen ni ko Chérif Mbodj waxee waaye tey nag dafa am koo xamante ni moo ñuy teeru ci bergerie bi tey bokk ci responsable bergerie bi moom tu nga ne du teew ñuy nataal dañuy dem ci moom directement ñu wan leen kan la. di leen ziar di leen tatagal. di leen jox seen wàccuwaay. vraiment di kontaan tey recevoir leen fii. ci bergerie bu mag bi. bergerie de l' excellence bu ñuy woowee bergerie Diakissa. macha allah donc mu nekk bergerie boo xam ne. yàggul mais ñëpp dégg nañ ko. macha allah. bergerie Ladoum Vision lañ ma xamee. ñu bëri tey bergerie Massalikul Jinaan lañ ma xamee. bu Mamour Thiam. voilà ak bergerie Xaali Jibril bu benn. benn moom daanaka benn la maag moom. Xaali Jibril ak Ladoum Vision daanaka fusion la. voilà tey bu ñu ma gisee fii ci bergerie Diakissa yoon la tey ñu leeral ko. askanu élevage bi yëpp xam lan mooy sama teewaay fii. xam nga élevage bi dafa toll si foo xam ne. investisseurs yi tey pour ñu mën a def benn investissement bu rentable benn investissement boo xam ne dafay jaar yoon te duñ ci regretter dara dafay baax nga am si nga xam si nga xamante koo xam ne moo lay teg si raay bi pour nga bañ a jàdd yoon tey ma wax ne sànq moom mooy ku ci investir da nga ci war a da nga war a ànd ak koo xam ne consultant la moo waral tey sama teewaay fii ci bergerie bi ma démarré fi yàggul daanaka matagul sax weer voilà donc xamante nañu bu yàgg mu nekk nit ku baax. vraiment donc mu gis résultat bi ma def si élevage man mu gis résultat bi ma def bergerie Massalikul Jinaan élevage bi yëpp teg seen bët tey mu woo ma dénk ma bergerie jox ma comptabilité am jox ma direction générale bi jox ma communication et marketing donc ma gérer mën naa ne 4 ou 5 postes parce que tey comptable la sama métier comptabilité la tey bergerie yi toll nañ jot na ñu am ay comptabilité pour ñuy xam exactement fi ñu dugg suñu xaalis fan lay jaar ban rentabilité lañ ci am direction générale bi je suis administratif parce que sama métier la communication marketing am naa ci ay domaines am naa ci ay notions parce que def naa ko jàng naa ko xam naa ko pratiquer naa ko donc tey war naa ko mën a def tey bu nga gisee bergerie bi ni ñu ko décorer tey nga xam ne aspect marketing et communication bi ki ko def xam na ko bu baax a baax donc li ci des mooy relationnel bi yàlla dimbal nañu wax nga ko sànq j'étais le plus jeune exposant Saldam 2018 macha allah tey lu bergerie yi mag yi ngi fi tudd yëpp tey ba ci bergerie Massalikul Jinaan macha allah ak Al Khoureychi Galoya Noflaay Luc Nicolaï bergerie Mystique et Ladoum SN parmi tant d'autres bergeries Baraka comprends nga tey bergerie Diakissa dafa ñëw pour apporter beneen touche tey bergerie bu structure la boo xam ne am na direction générale am direction commerciale am direction administrative et financière c'est une bergerie boo xam ne structurée parce que boromam le bailleur dafa bëgg lu professionnel bëgg lu structuré moo tax tey bergerie boo xoolee di nga xam ne am na organisation donc bi ñu ñëwee automatiquement li nekkoon suñu plan de travail mooy accentué wu ci communication marketing et communication ba tey looloo waral tey télévision bu mag bi di Trio TV ñetti ndaanaan yi séq ko muy Pa Ousmane Mbaye Balaye Chérif Mbodj looloo war a seen teewaay fii donc gis ngeen décor bi ñu def apporté nañ benn touche bergerie bi ku ko gisoon 4 mois avant gis nga si léegi am na benn différence am na benn touche bu ñu si apporté.
bergerie Jakissa. bergerie Jakissa nekk fii Pape Ousmane ci cité bi yaay gi ci côté aéroport bi. moom ak Jakissa seen maam ñoo bokk. ñoom ak Jakissa seen maam mooy bokk boo ko gisee rek da ngay yaakaar ni Hong Kong la jugee. moo tax xoolal chinois yi mu indi fii. mais xoolal ma jeune Mali Pape ay Ousmane. japonais lañu. ay japonais lañu. en tout cas bergerie Jakissa. bergerie Jakissa new look. taal na réew mi. tey jii dinañ gis ni bergerie Jakissa wu jël na beneen yoon Pape Ousmane. mais macha allah ñii seen yaay xar bu jara taxaw seetlu la Ami Gaye lañ jël doomu Elias koroma ko jur donc xar yi 2 fois la ñu am koromak attention Elias doomu koromak la doomu Elias bu jigéen lañ jël teg ko ci Roi Bachir Saalum la ak doomu Bachir. mais kon xar yi dañoo am Saalum ñaari yoon am korom ak ñaari yoon. incha allah Mbaye Balaye kii mooy Bayouf voilà donc Bayouf mu ngi jógee ci bergerie Bayouf vraiment bu nekk Pout voilà donc Bayouf moom laa doon wax sànq moom moo jur général ak caporal mooy ñaari doomu Napoléon yi ñu téye général ak caporal donc Bayouf doomu Roi Bachir la yaay Bayouf doomu Elias la donc moom Saalum moo ko sekk ak Koromak laal ci Bachir gi vraiment laal ci macha allah bi. boo xoolee jeune Mali tey li tax manqué wuñ LCS seen yaay da leen a dimbali boole koog LCS su Napoléon xam nga tey li ma gën a neex ci croisement bi mooy da ngay xool opposition de style la tey Napoléon ñëpp xamoon nañ ne du xar la mu doo xam ne masse bi feeñul si bët bi mais da koy jur. mais laay kii mooy kan. waaw kii mooy Adja c'est-à-dire xaru démb yi la ñu boole croisé ko xaru tey parce que boo xoolee moom maxtum la ak Gelwaar mën naa ne démb la parce que du dernière génération bi donc moom bu ñu ko jëlee boole ko Sifa vraiment résultat bi. mais Pape Ousmane xoolal doomu Jakissa bi ak Sifa. mais croisement bu doy waar croisement bu exceptionnel lumière bi daf fi feeñ bu baax a baax. nga xamante ne nag vraiment lii day wane ne rek. xam-xam feeñati na fi. mais tamit doom ja ndey ja Mbaye Balaye. doom ja ndey ja Pape Ousmane tey boo xoolee jeune mâle bi ci ay critères am ci phénotype am na ngay xool ni am na ossature am na lumière waaye tey am na doole ju extraordinaire. mais ki muy boot doomu Sifa la. doomu Sifa mais Chérif mu ngi bërëngu. attention doomu Sifa mais Chérif a ngi bërëngu Pape Ousmane. doomu Sifa bàyyi tàngu xar bi. doomu Sifa Pape Ousmane. doomu Sifa bu doy waar. bu extraordinaire. macha allah nga xamante ne élevage. saay su nekk nii la. lumière te croisement bi da koy fésal. ndax xar bi à 3 mois ñokket bi da nga koy gis lumière bi LCS bi yaram bi bàyyi Mbaye Balaye. en tout cas dégg rek baaxul defal jéego waaj dem ba gis tey bi nga ñëwee lan nga gis en tant que expert Pape Ousmane. koy encouragé liñ koy wax mooy na xaar na muñ patience Mbaye Balaye. xaar laa koy jox mooy sant boobu xam ne moom la xar sant muy xaar ndax yor na ay sujet de qualité am na bergerie bu baax am na staff bu wóor am organisation lan moo ci def Pape Ousmane toog produire. saay su ne genre yu mel nii fu ñu leen xoolee dañ leen war a encouragé dañ leen war a jàppale ngir ñëpp ñu mel ni ñoom ñeme ngir dugg ci càmm gi ngir élevage bi gën a avancé. vraiment ñaari xar yi damay sawar wax si ñoom parce que boo xoolee même phénotype lañu ñii c'est des gazelles kii ñu ngi koy wax Aminta tey élevage dafa am leneen lu mu wax kii tey fixation la tey consanguinité la parce que dañ jël Mbacke Kajoor moom moo newoon ci Ndoy Jalaal Mbacke Kajoor doomu procureur la ñu jël Mbacke Kajoor teg ko ci doomu Jamceeri ku ne xam ne booy séeréer la ko jur n'est-ce pas booy séeréer la ko jur donc doomu Jamceeri bu jigéen la jël teg ko ci Mbacke Kajoor mu jël femelle boobu doomu Mbacke Kajoor la Mbacke Kajoor tëbaat ko Aminta miy judd tey bu ñu nee Aminta 2 portées la donc tey élevage dox na beneen jéego boo xam ne tey consanguinité war na taxaw ñu def si jàngat 2 portées xar bu toll nii vraiment macha allah wax dëgg yàlla donc kii su ma ñëwee kii mooy madame Sow donc madame Sow daanaka mooy voilà madame Sow daanaka mooy borom kër gi vraiment madame Sow vraiment mu ngi jógee bergerie du Kayor madame Sow doomu naar gàdd la boo xoolee da nga gis Roi Bachir bi si moom robe bi grosseur tête bi vraiment ak ossature bi donc naar gàdd kii mag la ci directeur bu Baye Mor Thiès donc naar gàdd lañ jël teg ko ci doomu commandant costaud Pape Ousmane xam na ne doom boogaa la. waa étoile macha allah ma sawros moom parce que xale la mën naa ne benn portée la parce que mu ngi judd le 20 novembre donc le 20 novembre prochain lay am 2 ans donc 21 mois daanaka 21 mois yi sax matagul. voilà donc xale la xar bu am benn portée tool nii macha allah donc mooy fi mu bokk da koy wane kan moo ko jur Timtimol doomu Massaer la donc Timtimol lañ jël teg ko ci doomu préfet
mu jur étoile macha allah mu nekk femelle bu am yaakaar vraiment macha allah. tey nee naa leen ñu ngi fii ci deuxième boxu bergerie Jakisa tey trio bi ñëw fii communication autrement mais nag dañu ñëw ci box bi nga xamante ni man dama naan moo ma gën a neex ci élevage mooy box bi nga xam ne tey mooy relève élevage muy box yi nga xam ne fi la tëng yi nekk añeel ñeenti tànk yi ci box bi lañ nekk dañuy dem. mais Chérif dafa bég dafa kontaan na tey jii la relève de la bergerie moo nekk nii mais Chérif lan moo tax nga xëppoo ndox. mbay ma laay xool bopp kar Sané mais Sané añeel li nga xam ne boo leen gisee da ngay xam ni boo nekkee éleveur wala nga bëgg tey Pape Ousmane boo bëggee xar tey sa xel dafay dem sa réseau dafay dem mais Ablaye ñii fan lañ bokk yi añeel. ñii damay sawar wax si ñoom vraiment ku xool añeel yi rek di nga xam ne xel ne Napoléon leen jur. ay doomu Napoléon la. Napoléon kon fii 4 doomu Napoléon fa nekk. kan mooy seen yaay doomu Napoléon la. tableau bële lu ñu fi def. tableau bi ok Napoléon famille. ñaari mâle ñaari añeel te ñemewuñ ci génne benn. maanaam daf leen a defal ay jumeaux ak ay jumelles. kii ñu ngi koy woowee Mariama kii ñu ngi koy woowee Valérie. Mariama sama jabar Mariama la tudd. oh. li gën a garaaw ñii xam nga kan mooy seen yaay doomu Roi Bachir la encore donc deuxième croisement boo xam ne Napoléon wala ñu jëlaat tegaat ko doomu Roi Bachir mu defaat résultat bi. naa leen ba tey Pape Ousmane ñaari doomu Napoléon yu jigéen ay seex. Jackie Chan dina karaté gars yi de. chinois bi. dañuy dem ci Ablaye Faye mais Ablaye tey ñaari seex yi ñaari jumelles yi Ablaye tey jii nga téye leen fii ci bergerie bi lan nga yëg yow tey bi nga leen fi fekkee. waaw Mbaye Balaye vraiment ñi damay sawar a wax si ñoom parce que ay añal yoo xam ne relève bergerie bi la mais deux dama ne tey relève Napoléon la ñu tey ñii parce que ñii tey mën na tax tey élevage du ñu jooy seen papa. macha allah ni ko jeune Mali doone ñoom ay añal noonu lañ ko doone parce que amaguñu 6 mois maa ngi koy wax sànq 5 mois la ñu am donc mel ni njool gudd rëy rafet xoolal kii 6 mois ba léegi karaw gaa ngi ci moom moo lay won ne ko xar bi du ñàkk doole de même que Mariama donc muy nekk ay. donc kay commandant costaud ak Roi Bachir nga ne du ñàkk doole. billaay wallaay taalaay. mais Pa Ousmane xoolal ma Mariama Pape Ousmane. Mbaye Balaye man daal yàlla na yàlla barkeel. xoolal ma critères yi Mariama wane. la nit sopp waaye ji bi jëlal ma Mariama mi. la nit sopp yëpp ci aneel dajale ci Mariama ak yeneen ak ñoom Valérie ak yeneen xarit fi nekk. tey boo gisee Mariama yor na couleuru Ndeyja la jël tey jii boo xoolee seexu Ndeyja ñoom la nuróol Pape Ousmane ci robb mais tey ci macération ak phénotype. ñibbi na ca góor gi ba. mais xoolal korom ak bi Pape Ousmane ñu ñokket geeg LCS gi. Mbaye Balaye daal boo bëggee dégg barke la ñuy ñaan. en tout cas Napoléon toj na kër gi. patience. xoolal ma toog xaar Jakisa patience. non oh Mbaye Balaye. observation. macha allah de éleveurs yi di bàyyi xel liggéey bi fi mu toll. en tout cas Chérif Mbodj tey ñu ngi lay gis sànq ba tey ngay téye xar bi di raay rek Chérif lan moo la impressionné ci xar bi. bon li tax man laay xaar aussi c'est simple parce que sa waay xam nga wóorul. xar mi femelle la boo xam ne foo dëgërul tuuti lu nekk mun naa jot lu ne mun naa xew. Jakisa bergerie Jakisa. waaw mbokk yi ba tey ñu ngi nii nga xamante ne ci bergerie Jakisa Mbaye Balaye añal yi heure bu ñu ko wanee rek ak yëg-yëg la ñu am ñu xam ne ñu ngi ciy rafet njort bu baax ndax tey relève boo ko xoolee ci bergerie ba nga xool ko ci bergerie bi li si des nag mooy gën a làbbali rek macha allah gën a amélioré ñu xam ne vraiment ñu ngi leen di encouragé. moo tax dañuy dem ci Ablaye Faye laaj ko pédigré yi xar yi fan lañ bokk Ablaye muy ñetti añal yi ñu jàkkaarlool ñetti añal yi lan moo tax ñu aligné leen ñoom ñett. ñetti ñi macha allah li tax ñu aligné leen dafa am lu tax parce que ñoom ñetti ñëpp dañu laal gaynde ñaar gaynde man. gaynde men doomu Saalum Saalum. gaynde dafa laal ñii dañoo laal ci gaynde. ñaar ñële doomu gaynde lañu kii dañ jël docteur Fall doomu docteur Fall bu jigéen teg ko ci gaynde mu jur yaayam. doomu docteur Fall. jigéen waaw lañ jël teg ko ci gaynde mu jur Marimar moom lañ jël teg ko ci Zamzam mu jur kii Zamzam doomu Saalum ak Kalbin Kap. te yaayam ak alhamdu bi luttee actuellement ñoom bokk ndey ak baay.
mooy culul bi. mais yéen lan moo nekkoon seen problème yéen Cekisa lan moo tax yéen boobu ba tey arrêté woo leen baare tali bi kenn dootu fi jaar. produit fini kese moo ñu sonal képp nag. box numéro 3 la ñu dugg nii tey jii box numéro 3 bi nee naa leen déparé nan ci base de femelle bi ñëw ci agnelle yi waaye fi nekk nii ñu ngi ci box numéro 3 bi nga xam ne fi la espoir yi ne mu doon ay xar yu am qualité xar yu extraordinaire mais laay box numéro 3 bi boo fi duggee na nga fi fekk ay femelle espoir yu doy waar. macha allah fii box bi daanaka voilà mooy box ci stand yi. voilà donc moo tax boo xoolee ñoom ñu benn fii pour le. kon ñii ay tëng yu war a wàccee lan. li lay woon ne bergerie dafa am organisation. box bi njëkk a jóge mooy box bi nga xam ne fa la ñuy nàmpal nekk. ñu ñëw ci deuxième box bi mooy ñi nga xam ne dañu leen a feral ba pare. 4 mois 5 mois jàpp 6 mois. ñu ñëwaat ci box bi nga xam ne vraiment. avec le docteur vétérinaire Thier bi fi nekk di ko féliciter di ko remercier au passage ci liggéey bi donc fii box bi daanaka ngooñ rek la ñuy lekk donc dañuy gérer seen alimentation vraiment ba seen gestation avancée ñu nekk fii vraiment ay xar yu am qualité nekk fi comme les autres box vraiment tey ci kaw loolu ñu ngi présenté ñaari seex yi. ñii tamit ay jumelles lan. seex lañu ñii boo xoolee ñoom ñoo ñëwoon Tëngéej. Adel. ñii ay jumelles lan. ay jumelles lañu. ñoom héritier lañ jur héritier doomu roi Bachir. donc héritier lañ jël teg ko ci doomu roi Saloum. bu jigéen. doomu roi Saloum bu jigéen. roi Saloum du doomu Saloum yaayam du doomu macha allah. macha allah donc mu jur seex yi. donc boo xoolee ay xale lañu. 8 mois jàpp 9 mois la ñu am macha allah donc mu nekk ay xar yu am yaakaar. yu rafet vraiment wax dëgg yàlla. Jalika doomu saa xewar Fatma la. saa xewar bu Siré. donc saa xewar surtout chef d'état la chef d'état nekk doomu Papis nekk doomu macha allah. donc moom côté papam macha allah bi la. côté yaayam boo xoolee. culul bu ñuul bi nga xam ne xel ne yaayam doomu damel la. moom Jalika ci critère Jalika mu ngi si ñaata porte. Jalika mu ngi si 5 portées. moom vraiment 4 ou 5 portées. parce que boo xoolee daanaka moom 3 ans yi romb na. voilà donc mën naa ne mooy ndeyu gétt gi mais femelle la boo xam ne tey moo juróon añelu Chérif Mbodj bi. bi Chérif Mbodj nopp jaaraay. yaayam a nekk nii. ok jaaraay ngeen jël boole koog. ak gaynde lañ jël boole koog Jalika mu jur jaaraay. boo xoolee femelle bi jàkkaarloog ñun mu ngi tudd Fatima def tey ci lulu cerek sow Pape Ousmane boo ko xoolee rek na nga koy bëgg ndax phénotype am ak critères yim la wan. macha allah Mbaye Balaye xanaa rek doo def dara lu jéem a jege ji ndax tey phénotype bi xar yi dañ ciy gis ay wuute yu bari yii dañuy am ay kees doole yee dañuy felt njool mais toujours lumière bi daf fay ne Mbaye Balaye jegal Ablaye Faye mu wax ju pédigré Fatima vraiment fan la bokk. Ablaye tey Fatima mu ngi nii jàkkaarloog mbokki téléspectateur Trio bi TV mais Fatima fan la bokk. macha allah Fatima donc añel la boo xam ne mi ngi soog am 11 mois. voilà moom doomu roi Salomon la. roi Salomon bu Latir Cissé. roi Salomon moo ko jur. roi Salomon ñëpp xam nañu Saldi Podio ko jur. yaayu roi Salomon surtout Biram Njémé la. voilà donc Salomon lañ jël teg ko ci doomu roi Saloum mu jur Fatima. bu rëy bi macha allah na nga koy gis ci xar bi Pape Ousmane. xaw ñu xooli pédigré bi macha allah. Ablaye Faye xar bi star la tudd mais tey ci critère am yéem nañu fan la bokk. macha allah kii damay sawar a wax ci moom parce que kii Chérif Mbodj xam na papam Nouda bu Tëngéej ko jur doomu Vietnam ba donc Nouda ko jur doomu Vietnam ba. voilà donc Nouda lañ jël teg ko ci doomu Subeeru bu jigéen mu jur star bii nii. Nouda ngeen jël boole koog doomu. Subeeru bu jigéen. doole plus doole. fixation critère. non doole. man nag de maa fi doog a ñëw mais dégg naa coow li gars yi koy jaay rek billahi dina jaay gars yi wala gars yi du am xar non Mbaye lu leer laa lay wax dina jaay gars yi wala gars yi du am xar lu leer laa lay wax lu leer. en tout cas boo ko gisee xar bi ci ay critères am tey doomu Nouda bii mais yaayam doomu Subeeru ci doole Subeeru ci première dame bi ci ki nga xam ne mooy boy séeréer bi nekk ci wetu Subeeru bi mais tamit Nouda doomu Vietnam Nouda ci critère Nouda tey ci phénotype bi mu wane ak ossature bu doy waar tey daf ko transmettre doom ci ki nga xam ne mooy Ablaye Faye. effectivement tey boo xoolee kii xar bi boo xoolee rek même bind la ak Ramadan blancheur bi yëpp. parce que Nouda da ngay gis ne blancheur bi dafa imposé aussi moom. voilà donc ñu jël na tey Nouda bu ku xool critère am bopp bu rëy volume bi mu am nga jël ko teg ko ci doomu Subeeru ñëpp xam nañ ne volume moom lañ ko koy bàyyil. kii dañ jël doomu docteur Fall yi ñaari doomu docteur Fall la jëndoon Touba bu marron ba ak bu noir ba. kii bu marron ba mooy yaayam. noir ba bu gudd ba bu noir ba lañ jël teg ko ci gaynde
teg ko ci gaynde mu jur kii te docteur Fall ñëpp xam nañu doomu magistrat la voilà. kii maal ba fa nekk luñ bokk. ndey ak baay Saalum ñëpp xam nañu auteur forum la esthétique bi rondeur bopp bi da nga xam ne xel ne laal na Saalum gaynde daf fi wane marqué empreinte dem ci xar bi te benn portée la def toll. mais est-ce que xam nga ni kii ci âge bi mu am wane na ni nuróo naag yi ndeyam mais moo man ndeyam te moo ko daax. muy dëgg parce que dafa indi ndeyam dañ jël ndeyam jëlee ko point A yóbbu ko point B. rien à dire. en tout cas boo ñëwee fii dañ naan la dame de la bergerie. na muñ ndax ma ngi ca dawal ga. la dame de la bergerie. ah Mbaye Balaye samp na boppam ci élevage bu Sénégal. en tout cas dafa rocci ndaanaan yi gën a garaaw ci ay bergerie dajale leen fii ci bergerie Jakisa. boo bëggee dégg nangu naa li Jakisa def. Jakisa Pape Ousmane marqué na empreinte am ci élevage bi kenn dootu ko dindi. fierté am na ndax tey boo ne jàkk xar yi doo dégg dara lu dul fierté Mbaye Balaye. xam nga tey jii boo demee ci élevage da nga naan base de femelle am na fi nga ne agnelle am na fi. Mbaye Balaye ñaari belle dame yi ñoo jàkkaarloo. ñaari belle dame la dame. oh kee belle dame la tudd keneen ki belle dame Mbaye. ñaari belle dame c'est normal Pape Ousmane ndax box bii ñu nekk mooy les dames de la bergerie. fay belle dame bii mu tee doomu kan la. macha allah ki doomu Saalum la ak Café Touba. Café Touba bu sëñ Galas Amina. voilà donc Tafa Diallo la jógee donc recrue bees daanaka tey la ñëw. tey la ñëw tey suba la ñëw macha allah donc dañu jël doomu ado bu jigéen ñu teg ko ci koromak mu jur francophonie ñëpp xam nañ ko ñu jël francophonie teg ko ci doomu ado bu jigéen encore mu jur Café Touba ñu jël Café Touba teg ko Saalum belle dame juddu macha allah moom dañ jël doomu ado bu jigéen teg ko ci koromak mu jur francophonie bu ne woon sëñ Galas Amina ak Serigne Galas Alamina Serigne Galas croisé waat ko ak doomu ado bu jigéen mu jur Café Touba boobu nekkoon fa ak Sarafina Café Touba lañ jël croisé ko ak Saalum belle dame bi juddu vraiment mu nekk championne foire Touba nekk championne foire Mbour def record LC 155 centimètres voilà defoon 103.5 autoro garo kii moom kenn dootu ko présenté kenn élevage belle dame bi mu ngi jógee sunu grand sunu xarit Aziz Diop borom Darmanko moom doomu Roi Bachir la voilà donc seexu yaayu bay na moom defe naa loolu doy na ci présentation voilà macha allah donc mu nekk femelle boo xam ne moom moo jur Mariama ak Valérie seen yaay nekk nii donc xar bi mu nekk l'une des meilleures génitrices de la bergerie vraiment wane ay preuve am nekk xale bu ndaw wax dëgg yàlla nekk yaakaaru bergerie bi macha allah. mais lan moo tax ngeen dajale fi ñaari belle dame yi. ci qualité rek moo waral loolu dox ci qualité rek belle dame bee nekk xaru championne kii nekk xaru championne. Ousmane. oh plaisir. oh Fary. plaisir moo ma ko gënal. Fary moo ma ko gënal. dama bëgg a bànneex. Pape Ousmane xoolal ma bopp bi. wante kees gi. xoolal ma plaisir. kees ba baax. doole. macha allah. ossature. macha allah. plaisir. oh Mbaye Balaye. bergerie Jakisa ma nga ca dawal. bergerie Jakisa Pape Ousmane mu ngi ci dawal ga. yéemu naa gëj naa gis lu mel. rang. Mbaye Balaye. mais Ablaye Faye rang yi ngeen teg éleveurs yi est-ce que tey yéen a ko tey laay. waaw non. mais laay mais mbégte kontaan lañ am laay. non dama rang yow. Samba ka càmm gi Mbaye Samb. Mbaye Samb bergerie Jakisa. Jakisa rang yow. li doy na waar Mbaye Balaye. mais. damay reelu ñëwagul. man dama gëm ne bergerie bi ma nekk fi ñàkk fi nekk lii ku ko gis ma nekk fi ñàkk fi nekk laa wax de fii ak 1 an élevage yëpp dañuy wuy si xar moom mu ñaar man te xel mu sell laa ci àndal tey da ngay xool plaisir xoolal xar bi lan la wuuteeg Ramsès te bokkuñu dara. amul lu ñu wuute. man kii avant ñu ko doon jox tur plaisir bi man dama ko waroon tuddee Ramsès 2 te kii mën naa ne Ramsès bu ñu amélioré la gën ko rëy bopp Ramsès gënu ko gudd mu ëpp ko rondeur donc moom doomu Roi Saloum la vraiment Roi Saloum moo def résultat bi mu jaar ci ay bergeries yu mag vraiment ba teer si fii mu jóge suñu doyen Lamine Diop macha allah mu nekk l'une des meilleures femelles de la bergerie jur fi mbote bu extraordinaire ak supersonique bu Samir doomu gaynde bek la diva donc ñu def fa fixation si Saloum vraiment du fixation critère mais fixation Saloum la. mais ñu ñëw ci Fary Pape Ousmane Fary doomu Roi Bachir la donc fii dañu saf sàpp si Roi Bachir bi mais moom yaayam Awa Sylla la donc surtout macha allah la donc moom aussi mu jóge Siré Diakité donc mu nekk famille bu extraordinaire vraiment moom moo jur Sophie doomu gaynde bi ñu présenté sànq culul ba
yaayam a nekk nii donc moom njëkk na fi wàccee vraiment tëbuwaat ci nous deux donc ñu ngi xaar vraiment portem waaye xëccal ma plaisir mu ñëw xëccal ma plaisir mais Pape Ousmane tey gis nga pedigree rek muy bànneex plaisir doomu roi Saloum rek muy caf ka doomu roi Saloum la ci critère mais croisement bu wóor définitif ndax tey roi Salomo mais plaisir roi Saloum moomu la roi Saloum moo ko gis jur mbay balaa ay doom da ngay gis dañuy ñokket felt gudd mais tey plaisir dafa dugal doole ndax plaisir li ko may roi Saloum bul fàtte ni yaayam doomu macha allah bu Papi Dieye la mais kii dafa doy waar moom plaisir moo tax plaisir rek la mën a tudd plaisir la mën a tudd balaay Zambaka nee na plaisir Pa Ousmane Bosso Pa Ousmane Bosso vraiment bergerie choix bu am solo la bergerie Jakissa def ki nekk fii ci yoonu aéroport bi ci cité biyaay gi mais Ablaye tey numéro téléphone bi wala adresse bi ku ko soxla nan ngay def ba contacter ñi nekk fii pour bëgg bu ñu fa bëggee visite wala bu ñu fa bëggee ay produits. waaw macha allah donc adresse bi moom neex na xam aéroport la Léopold Sédar Senghor cité Biagui donc boo ñëwee ba muru aéroport bi donc da ngay moo jàkkaarloog moo takkaloog hypermarché exclusif bi mooy repère bi exclusif bi mënoo ko raté donc koñu exclusif bi la deuxième bed à droite donc cité Biagui aéroport Léopold Sédar Senghor donc numéro téléphone bi 77 la 374 36 35 77 374 36 35 macha allah. loolu mooy adresse bi ak numéro téléphone bi nee naa leen bergerie Jakissa New Look tey jii xar yaa ngi fi tey jii sujet yaa ngi fi tey bergerie bi macha allah boo fi ñëwee rien à dire fii ci bergerie Jakissa mais nag tey jii ñu boole ko communication autrement fekk fi ki nga xam ne mooy Ablaye Faye mu yor responsable bergerie bi ñu bëri xàmmee ko ci élevage bi ràññee ko ci élevage bi tey ñu ñëw fi def fi émission boo xamante ni mais laay lan ngay tàggoo mbokki éleveurs yi. waaw macha allah damay am contentement bu njëkk bi mooy dama fi gis samay am di jàmm ñoom Jaaji ñoom Abdou Badji vraiment ñoom Thier vraiment ñoom Mame Khalifa ñoom Mame Thierno lii dafa neex donc ñoom Cheikh Diane Mbaye donc contentement boobu mooy bi ma njëkk am deuxièmement mooy seen yitte yi ngeen bàyyi mbay balaay ngeen nekk ay borom kër nekk ay kilifa bàyyi ko ñëw tey ne tey bergerie Jakissa moo xewle donc deuxième contentement boobu troisième bi mooy tey dafay mën a permettre li ngeen jël ITV bi dafay mën a permettre ñëpp xam tey bergerie Jakissa lan moo fi nekk de fond en comble deuxièmement mooy dañuy mën a xam tey suñu liggéey fan la toll ak ban plan de travail xar yi boo leen xoolee normalement rek di nga xam bergerie bi fan la jëm voilà donc dafa am solo bergerie mel ni tey investissement mel ni tey nit def ko dafa am solo tey ñu koy jàllale sur les réseaux sociaux ñu koy jàllale sur le plan international ba ñëpp xam ko lii moo mën a tax inciter yenn borom doole yi yenn investisseurs yi mën a ñëw dugg ci élevage bi parce que c'est une activité qui est rentable j'insiste et je persiste c'est une activité qui est rentable donc lii tey bu ñu ko externaliser dafay dimbali tey investisseurs yu bëri mën a ñëw investir si tey bu ñu si investir njëriñu sa njëriñ la sama njëriñ la njëriñu axlu élevage bi yëpp la voilà macha allah donc di rafetlu di kontaan di gërëm téléspectateurs yi ñu doon suivre yëpp di leen tàllal loxo ñu ñaanal bergerie bi jëm si kanam macha allah ba vraiment fi ñu bëgg a yegg ñu yeggale fa macha allah bi jaay séeri wu jodi kaddu gaangoog tey mooy Ablaye Faye moom mi nga xam ne tey jii mooy bras droit ki nga xam mooy propriétaire bi nga xam ne moo yor moom bergerie Jakissa tey jii wutal nañ ko tur bu bees nag Jakissa lañ ko tuddee muy karatéka bi tey dina karatéka gars yi dina leen dóor ñu wàcc ndax sujet de qualité yi mu yor trio bi la tey jii ñëwoon fii ci bergerie Jakissa ak communication autrement qualité plus qualité égal résultat sama gars yi ba beneen yoon ci beneen numéro ak Trio bi TV